te noon santa Baay Laay mi nu teeroo taane taalam ba takk na leeral na sawak bul daani leeram nga jolli na ba dem bay daani tey jii kenn réeree tulli am soo daani moo toj xanam ya daka tuur ya fa newoon wisaane ndaaya ka defoon saxal fi weetal yàlla mi di laawo ci baatu laa ilaaha illallah nan mi ndee fi yeewu leen janta feeñ na yàlla ma yónni jaamu leen mbir feeñ na may limaamul mahdi mi ngeen doon seeno ñëw naa na ngeen tub si te bañ may noonu bu leen utal maat Limaamu Laay si àdduna ndax kenn deful lii mu fi def si àdduna Limaamu nee na fa yónnent ba summi dàllam wa boroom moo ñëwaat sol peer ba toppaat sa tànkam ba bu dul woon nag Limaamu Laay mi leeral ngirum lislaam lëndëm sànka waay frère nekkoon kenn du taal ba. mbokk yi comme ni leen ko waxee ba léegi bu ñu génnee ci salle bi fekk fa ki nga xamante mooy Maguette Seck maa wax naa leen léegi ne la ñu ngi ci directeur du centre socioculturel bu Cambérène directeur bi nekk Liba Diop ñu nekk ak délégué de quartier bi di Libaas Ndiaye nekk secrétaire général de délégué de quartier en même temps jiite quartier Kayor ñëw nag teew ci cérémonie bi nag de clôture bi Libaas nuyu nañ la. Elmad maa ngi lay fay di la gërëm ci laaj bi nga ma laaj di la gërëm ci nuyu bi nga ma nuyu sax laay wax. Libaas tey dañ ñëw fekk fii ay femmes yi doon def formation ci centre bi ci fukki fan femmes yi toll ci fukki femmes ak juróom ñu jàngal leen affaire nu ñuy mélanger fruits yi ak légumes muy mën nañ wax ne création d'emploi la. lay wax ci loolu. waaw man damay dem beaucoup plus loin ci loolu pour man au-delà même de la notion de création d'emploi d'abord xam-xam lañ fi wut si. xam-xam mooy produits yi mu fi gis yi xam ne c'est des produits que nous rencontrons dans la vie de tous les jours ñoom jàngal nañ leen nu ñu koy améliorer ñoom jàngal nañ leen nu ñu koy defee ba mu nekk un produit xam ni mën na durer dans le temps et loolu déjà sur le plan économique facteur de développement la léegi bu nekk facteur de développement mën nañu ko utiliser effectivement comme un outil de promotion de la femme. parce que lii ñuy def nii wax naa ko fi bi ma gisee dama ni lii mooy développement ay pàcc yu tuuti la nga xam ni boo ñu ko dajalee nit ci gis ci njariñ nit ci gis ci njariñu boppam d'abord ba pare gis ci njariñu askan bi ñoom bu ñu demee ba man lii d'abord nañu servir seen bopp parce que nañu xam seeni produits dans les maisons ay jigéen lañu nuñ koy conserver ci kër yi nan lañ koy gën a améliorer sakkanal seen poste jëkkër sakkanal seen poste ba pare rek am opportunité génne ko jaay ko ci biti donc encore sur le plan économique lu am solo la ci ñoom. lu am solo la tey jii Cambérène am na beneen chance mooy lu mel ni formation centre bi nga xamante ni mooy centre social culturel bi Liba Diop jiite ko gis na ne am na njëriñ parce que bu centre bi amatoon fan la ñuy defee formation. ah waaw bu baax sax kooku et puis Libaas sunu Libaas la dañ koy féliciter ci initiative yi muy jël parce que centre social la ñu wax centre social tout ce qui est société dañ ko fi war a def te mu ngi def la promotion de son centre man mii ma ko ciy jàppale parce que sama quartier la nekk maay njaatikeem donc dañ koy encourager di encourager aussi initiative yi yu gën ko développer ci dëkk bi waaw ba nit ñi xam ni centre social am na fi te war na amal nit ñi njariñ bu rëy waaw. lan ban message nga jox ci ñi nga xamante ni ginnaaw boo defee formation pare mën nga waaye ne day fekk nga am koppoor jëm accompagner famille ñi dem di créer seen ay produits bopp loolu ban message ngay lancer ci ñi nga xam ne ñoo tax pour jàppale nit ñi. waaw parce que li ma jëkk wax ba duggee fii dama leen ni yéen am na lu leen xam am na lu leen jàng mais bu leen yem foofu il faut ngeen génn. il faut ngeen communiquer il faut ngeen def ba ñi nga xam ne bu leen rombee yor seen produit ñu xam ne lii ban njariñ la am donc ñoom am nañu un double défi d'abord le défi de la communication ba li ñu xam ñu génne ko nit ñi accepter ko du yomb rek parce que nit ñi leneen la ñu tàmmoon nit ñi la wax naa fi tout à l'heure da ngay indi benn produit bu ñu defar dem gis le même produit à Auchan dañuy préférer dem Auchan même si c'est plus cher
alors que peut-être que bii moo gën a local moo gën a accessible et tout ça li koy leen ci dimbali mooy communication bu ñu communiquer ba pare il leur faut nécessairement des moyens mais am na ay sources de financement ci dëkk bi xam ne dañuy dimbali genre groupement yu mel nii il faut ñu dem toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ñu permettre leen d'avoir les moyens de divulguer un peu seen xam-xam donc vraiment le message may lancé dama leen koy lancé ñoom il faut ñu génn communiquer beneen bi aussi mooy li nga xam ne mën nañ leen dimbali sur le plan économique pour que ñoom ay moyens il faut ñu ñëw jàppale jigéen ñi. question bu mujj bi mooy mbokk yi kii mooy secrétaire général de délégué des quartiers bu Cambérène ku ne xam na ne Cambérène statut religieux la ba tax na chefferie bi dañ ci am cër moom mu nekk secrétaire général bi en même temps damay lay laaj bu mujj bi mooy jëm nañ ci élection locale 2022 yi bu nekk 23 janvier bëri na Cambérène bëri na candidat. yéen amu leen sañ-sañ di fal wala di folli maanaam di ni kii laa faral waaye am ngeen droit ngeen wax seen jàllale benn message de conseil nan ngay wax ci loolu. nañu jàmmoo nañu def li gars yi tuddee gentleman agreement mooy li nga xam ni ay nit ñoo koy séq rafetal diggante yi moi c'est tout ce qui m'intéresse là-dedans bu ñu ñaawoo bu ñu saagante xeer xam ni ñoom ñëpp pour man ce qu'ils veulent c'est le développement de Cambérène ma leen di ñaanal ñoom ñëpp rek parce que bëgg-bëgg bi benn la développer Cambérène ñun ñëpp loolu ñu bëgg ñu ñaan yàlla ku ci nekk trouver say moyens pour que Cambérène jëm ca kanam yàlla mooy joxe ku yàlla jox ñu xam ni yow la ko yàlla jox ñun ñëpp ñu retourner jàppale leen incha allah rabbi. kàddu gu mujj. mais di la remercier de cette opportunité là et di ñaan ñii xam ni ñoo tax ñu ñëw fii muy groupement économique yi ñu génn ba nit ñi xam li ñuy def lan la lu am solo la jërëjëf El Mate merci. nuyu naa la. fay naa la. wala suñu caméra bi. fay naa la El Mate yal na yàlla fay la ñëw bi nga ñëw ci centre socio-culturel bi pour def couverture cérémonie bi lu am solo la d'autant plus que ay jigéen la yoo xamante ni fii lañ dëkk. ñu may leen opportunité bi offrir leen cadre bi pour ñu sàkku xam-xam yokk seen xam-xam ci wàllu li nga wane ci biir mu war leen jariñ aussi population yi parce que tey bu ñuy wax naan jigéen ñi war nañu fexe ba ñu jàppale borom kër yi ci kër yi faaw ñu am lu ñu leen dolli ci wàllu xam-xam ndax suñuy référence ñun Seyna Issa Rouhou Lahi la fii ci Cambérène te noonu la organisé woon jigéen ñi ci Ndakaaru rue Grasland bu ñu bàyyee ci tool yi ba noppi fa la ñuy nekk mu wutal leen imam organiser leen pendant une semaine ñu yore économie Sénégal bu ñu ñibbisiwaatee ci dëkk bi dañuy jow yoraat kër yi donc référence boobu mooy lii ñu leen di encourager di ñaan yow it nga jàppale leen ci promotion bi par rapport à la visibilité voilà donc loolu daal mooy solo si li ci am solo lépp li Bass Ndiaye wax na ko. tey gis nañ ne lépp luy xew-xew ci programme formation ci centre bi lañ koy defee man ndax loolu yaa ngi ci jël say matukaay centre socioculturel bu Cambérène. ah bien sûr xam nga fii c'est un cadre boo xam ne pour Cambérène la procédure yi règle buñ ku ko respecté rek sa kër la. parce que man dañ ma fi affecté suba mën nañ ma affecté feneen mais service bi day continuer donc naka nit ñi xam ne fii am na ay salle am na espace boo xam ne ku bëgg formation ku bëgg réunion bu dul réunion politique dañ ko fi réunion politique c'est interdit ici mais leneen c'est autorisé sport baa ngi fi ci suuf et il y a les clubs de karaté de taekwondo de boxe etc. mais également il y a d'autres formations en vue yoo xam ne ñu ciy travailler avec les partenaires pour renforcer la capacité de nos jeunes garçons et filles pour que ñu am métier et loolu mooy daanaka ci objectif bu centre bi la bokk. Cambérène nag moom ku ko soxla ñëwal gis ñu seet conditions yi lan la ñu ànd si dérouler programme yi. maire madame le maire Soham Wardini ñëwoon na fi mettre en place benn comité fan ngeen toll ci comité boobu. waaw xam nga loolu maire moo ko war a convoquer parce que on attend la note administrative pour ouverture officielle centre en ce moment-là ci la ñuy convoquer le comité bi su ko convoquer nag là dinañ xam yan priorité la ñuy teg pour mën a développer maintenant la vision de la ville. question bu mujj bi mooy ci question actualité élection locale 2022 yi mais Liba Diop kenn déggul ko lu waral loolu. waaw effectivement dégg dafa am ñaari façon dafa am dégg bu ñuy dégg ci wax dégg bu ñuy dégg ci suuf man maa ngi ci biir parce que je suis citoyen de Cambérène je suis un acteur du développement je suis un acteur politique également waaye am naa yeneen yëngu-yëngu yoo xam ne maa ngi koy dox li ma ciy dox na comme message mooy nañu booloo te nañu rafetal diggante yi candidat bu ci am profil
nañu encourager loolu mais bu kenn ñaawal dara quoi loolu buñ ko defee rek je crois que loolu mooy image bu Cambérène Cambérène Kër Médine dëkku Seydina Issa Rouhou Laye lépp loo xam ne dafay war a am mooy lu rafet loolu la ñu sant diine ji loolu la ñu sant dëkk bi politique bu ñuy def war a rafet képp koo xam ni candidat nga la ma waxoon sa émission ba mooy bu ñu xaree sa dënd gëm naa ni Cambérène développement moom rek moo ci nekk kon nañu rafetal lépp ku yàlla teg ci bopp dëkk bi ñu xam ne moom la. gis nañu ci campagne bi mi ngi jeeg seegul waaye am na yenn wax yu ñuy dégg ay kii géewal la kii waalo la kii bawol ba ndax loolu dafa bokk ci Cambérène di doxalee noonu pour nekk maire. waaw mooy li ma la loolu dafa ñuy tardel ndax Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam bi mu ñëwee dafa dàq sant yëpp indi laay nag mooy laa ilaaha illallaah kenn waasoo amul fii ci Cambérène amul ci Laayeen képp ku jël loolu comme arme mooy wane ni yow yaa ngi suul sa bopp képp ku am profil bi ci def lu baax nañ ko encourager plébisciter que le jour J bu ñu demee ci élection yi ci urne yi les urnes vont parler ki yàlla dogal mu jiitu ñun ñëpp ñu ànd jàppale ko pour Cambérène jëm ci kanam waaye nag considération yooyu bu ma sañoon du fi am. parce que Baye Laye ak Seydi jàngale wu ko te ñun dañu gëm Baye Laye ak Seydi ba jeex tàkk loolu moom vraiment c'est désolant bu fekkee ni nit ñaa ngi koy wax nañ ko suul te jiital vraiment njub jiital màndu gi jiital xam-xam bi jiital aussi kóolute gi nit ñi am ci diw ku nekk nag sañ ngeen ni kii moom a doy nga demee nga wooteel ko mais bu urne yi bu ñu defee décomptage bi ki jiitu ñoo xam ne moom la ñu jàppale ko. gisoon nañ ne jamono yi passé dekkoon nga candidat déclaré nga candidat élection présidentielle fa nga toll ci candidature bi. waaw loolu dinaa ci ñëwaat bu ma ci tolloo. dañ ci ñëwaat ba ci tolloo sa kàddu gu mujj. di la sant di la gërëm di wax waa Cambérène centre baa ngi nii bisimilah. macha allah jërëjëf mbokk yi kooku mooy Liba Diop directeur centre socioculturel de Cambérène moo doon def déclaration yooyu ñi dal di continuer ba ci léegi merci beaucoup. ginnaaw bu ñu sante yàlla julli Seydina Limaamu alayhi salaam. yi ñaanal xalifa bi Seydi Mouhamadou Makhtar Laye yàlla na ko fi yàlla yàggal may ko wér ak njaboot gi yëpp ahlul bayti rasul góor ak jigéen mag ak ndaw yi ñaanal Baye Ablaye Thiaw Laye yàlla seral ay yokk ay leeram yàlla yokk jàmmam fay ko li mu liggéey lépp bu ko fayee mu kontaan di nuyu képp ku fi teew di si jiital sëñ Ibou ñu ngi lay nuyu di la ziar di la masawu coono di wax ni téléphone bi ba léegi boobu léegi mu toogee ba léegi mi ngi sonné nga xam ni kon bu ñu mayee lii ñëw toog rek nañu xool ni ñu koy gérer ndax ay soxla yu bare la bàyyi du ko mën wax nag man maa koy wax ndax li ma den léegi mu téléphone baa ngi sonné rek mi ngi naan maa ngi ñëw toog leen maa ngi ñëw donc ku mel noonu nag bu bàyyee yitteem ñëw toog programme bi donte sax tëddewul ñii dafa war a changer daf foog a tëye rek amaana yaa ngi bousculer programme am te lii mu ñu may macha allah du ma ni jotaay bu ndaw la waaye tey fi ñu koy xaar tey bari na mu bàyyi léppam ñëw teew donc nañu gaawal programme bi Ibou ñu ngi lay nuyu baax di la gërëm di la ziar yàlla yàggal taxawaay bi may la wér sàmm la. xam nañu temps yi yëpp yaa ngi ci safar yi barke démb rek ñoo fanaan bu safar màggal bu Tuubaa ñëwee dootu amati jot loolu moo tax ñu xam ka si ma ni elmat gaaw leen gaaw ndax sëñ bi amul temps di gërëm ñëpp di sant ñëpp délégué de quartier Libaas ñu ngi lay nuyu sañu grand professeur di la jox sa wàccuwaay di nuyu Gazu Ibrahima Ndiong ñoo ànd ñëw Libaas yow defe naa ci équipe bi nga bokk di nuyu monsieur le directeur Guèye ñu ngi lay nuyu di ak ses collaborateurs yëpp formateurs yëpp directeur du centre moom Libaas Diop ñëw na léegi le propriétaire des lieux ñu ngi lay nuyu et di nuyu képp ki fi teew di nuyu Maguette ak équipe am Maguette Ndiaye avant ngeen di commencer dañu ko waxoon vraiment waxoon nañu ko da ngeen def formation 10 jours waaye boobu ba léegi xat-xat yi rek saa ñu bëggee ñëw rek xat-xat ma nekk nag ouvert clôture bi moom incha allah daañu def lépp ba teew donc mooy waral sañu tànk di wax ni rek lii moom macha allah am na solo formation dafa am solo daf yi fi àdduna dafa am solo ndax li sëy naa di wax rek sa mag nekk gu ñu àllaaxira nañ def ci fi àdduna mooy lii te àdduna kër-këri rek
bañ a xeeb dara lii ñu leen defal nii olof di wax naan ku la jox nga lekk bëggul nga dee ku la jox loo mën a liggéeyee loo mën a foraatoo kooku bëgg na sa yokkute ngeen sàmm ko xam ni ay formateur ngeen dañ leen former pour ngeen mën a former ndax Cambérène toyul nii waaye buñ ci tàmmee 10 wala 15 femmes loolu buñ leen former yéen tamit jàpp leen formation bi ba mën ka jox ñeneen noonu la ñuy dimbalantee en tout cas au niveau de la mairie yi ñu ngi seen gannaaw ndax lii bu ngeen ko defee rek da yomba suñu liggéey ndax dina tax fu leen mën a jàppalee rek daañu xam ne kat diw am na mbootaay ñu mën ne seen loxo mën fi dugg et bu lii paasee nañu fexe ba gisee ngeen ñëw maire ba wala fu ngeen ma woo mën naa ñëw alors ñu waxtaan xool nu ñu mën a jàppalantee ànd liggéey et te nag mu law ndax nit bu ëppee moroomam xel wala xam-xam wala dugg da koy jàppale ndax loolu Cambérène benn bopp la ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi bokk pas-pas donc lu si waay xam lu baax rek na ko yéene moroomam jàppale ko te loolu incha allah ñu ngi seen wet di leen si jàppale di leen tàllal loxo du ma guddal di leen sant di leen gërëm di ñaan rek sëñ Ibou formateurs yi nga ñaanal leen ndax adduna yaatu na bu ñu bàyyee fépp ñëw Cambérène dafay juróomi fan ak fukki fan former sa jigéen ñi sa taalibe yi loolu ñaan gi yow lañ koy jox nga ñaan leen ñu yokk ndax ku am benn ji la jox bu amee ñaar dolli la di leen gërëm di leen sant allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim Allah illallah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah